Preview. ginnaaw bu ma leen nuyoo mbokk yi di leen dalal bu baax a baax ci télévision Time for Africa xibaar li ci gën a fës bokk na tey ci mouvement société civile yu bëri bokk na ci FRAPP France Dégage Y'en a marre ñoom ñoo amal tey ndaje moom ak taskatu xabaar yi li leen tax a jóg rek mooy ñaax nguur gi mu jëlee fi système mu parrainage bi jamono ji nga xamante ne ñu ngi jublu élection législative yi mbiru Adji Sarr ak Sonko di lëmbee réew mi donte bés bu nekk sax ñu dégg ci xibaar yu yees nag waaye dafa mel ni askanu Sénégal gisatuñ leneen dutul ñu wax ci jàll leen ndax am na lu gën a am njëriñ mbir woowee tonte ñu gën ko xamal ci natt nekk mbir boo xamante ni ñu bëri ci askan wi dañuy jëfandikoo Sénégal fii nag ñu bëri ci jigéen yi dañ ciy yëngu waaye yenn saa yi nag daf di am ay jafe-jafe xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom mooy jeexal yi lay jotaay xibaar léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàccee. daleen jàmm mbokk ci xibaar yi tey lu bëri ci société civile mouvement bokk na ci Y'en a marre ak FRAPP France Dégage ñoom ñoo daal di amal tey ndaje moom ak taskatu xabaar yi li leen tax a jóg rek mooy daal di ñaaxaat nguur gi mu daal di defee jiglante yi nga xamante ne moom la cour justice bu CEDEAO daal di ko waxoon mooy mu jëlee fi li nga xamante rek mooy système mu parrainage bi Barthélemy Kolité woon na fa. ginnaaw cour de justice décision bu mu jëloon pour naan Sénégal atum 2021 mu dindi wàllum parrainage ci wàllu élection ay mouvement citoyen ñu mel ni FRAPP ñoom nag chef nguur Sénégal mu respecté décision boobu. mais parrainage du loo xam ne day dëgëral citoyen bu bëgg a bokk ci élection yi ñaar sant naa la jox naa la dogal nga génnee parrainage ci lépp lu jëm ci élection Sénégal ñetteel bi dooree ko ci bés bi nga xam ne jox naa la dogal bii ma jël décision bi ma jël ma notifier la ko à partir de bés boobu may naa la juróom benn weer ngir yow état du Sénégal nga jébbal ma man cour de justice de la CEDEAO ab rapport buy wane ne ndigal bi ma la jox jëfee nga ko dogal bi ma la jox jëfee nga ko boobu ak léegi nag léegi mu mot at. ngee citoyen moo koy yoonal te lii nag du yoon ndaxte justice yoon moo ne nañu seppi parrainage ci wàllu élection président Macky Sall bu yoon waxee amul leneen lu mu ciy teg lu dul jëfee. ñu jàpp nag ne hold-up électoral baa ngi nii di commencé sàcc élection législative baa ngi nii di commencé ci tappale yii la commencé ci jaay doole yii la commencé na ko sénégalais yépp xam président Macky Sall commencé na sàcc élection yi ndaxte dugal parrainage ci élection yi te justice bu CEDEAO ne nañ ko ci dindi li muy tekki mooy président Macky Sall le 31 juillet bii di ñëw bëggul dem ci élection législative bëggul organiser élection législative lu mu bëgg a organiser mooy sélection législative. moom nag ci côté am mouvement Y'en a marre nag ñi ngi woo parti politique bi ñi mobiliser seen militants yi ñi dem inscrire ci liste électorale yi. plus question moom mu def lu ko neex mënutul nekk. et que parrainage bi non seulement dafa aberrant mais aussi mënoo na yow CEDEAO la ca neex donc ngay jël mais yow ba pare aujourd'hui ñu tabb la ci bopp benn institution wu Afrique ku ñu tabb ci bopp benn institution Afrique naka la mu nee ñàkk a fulaal une institution bu nekk ci biir Afrique bu jël dogal ne ko lii nga bëgg a def du yoon bàyyi ko mu ne moom faalewuma loolu kon kooku nan lañ ko mënee joxee ay ndombal tànk ci Afrique. naka lañ ko mënee jox Macky yaa ngi isolé Sénégal Macky delloo nga Sénégal ginnaaw ci wàllum démocratie Macky yaa ngi nasaxal Sénégal Macky ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps le peuple sénégalais est fatigué dañu sonn ci ay woyi parrainage détail ñun dañoo romboon boobu aspect dañoo romboon foofu. Première chose mooy ñi ngi demander à ce que les partis politiques yi nga xamante ne ñoom ñooy les partis politiques classiques concernés par ces élections-là ñu jël seen matuwaay yu doy nañ jël seen matuwaay bi ci njëkk mooy nañ def le nécessaire pour inscrire seen ay militants ñu mënoon woon voter ñu mën
ngir xeex mbirum système parrainage ci wàllu code électoral bi mouvement citoyen ñi ngi woo askan sénégalais yi ngir xeex loolu ñoom nag ñi ngi woote ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi. jërëjëf Barthélémy Ko li mu nekk kàddu yu duppee ci activiste yooyee nga xamante ne lu ñuy xeex rek mooy wàllum société civile ak lépp loo xamante ni day indi bonne gouvernance ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ginnaaw journée mondiale bu ñu doon amal wàllum réunion nag nguurum Sénégal daal na jël dogal jaarale ko ci CMI maanaam couverture maladie universelle di jàppale ñi nga xamante ne ñoo yor feebar bi juróom-ñetti milliards suñu koppax mooy xaalis bi nga xamante ne moom la nguur gi jël nar ko jàppale di toll ci 1000 patients maanaam ñi nga xam ne dañ am feebar boobee jàppale ne kenn ku ne ci ñoom nag la ngay fere at bi ci wàllum science dina ëpp 7 millions ci suñu koppax ki ko xam ne rek mooy Serigne Diouf nag nekk directeur des opérations à l'agence CMI. ginnaaw wér-gu-yaram ñu àddu wax ci wàllum liggéeykat yi yëngu ci wàllum ñi nga xamante ne ñooy séddale ndox mi di waa Sen'Eau ñoom nag dañu daal di jël dogal amal ab grève 48 heures boo xam ne dañuy takk ay morceaux yu xonq li ko waral nag ñooñee lu ñu bëgg rek moo ñu defal leen lu ñu bëgg ci seen wàllum liggéey loole ba tey nag ginnaaw bi nga xam ne signé woon nañu accord moom ak ministre bi ci atum 2018 boobe ba tey waaye nag ñi di direction générale bi daanoon na am appel woo ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey ci ndaje boo xamante ne dañuy toog depuis le 16 décembre ci naka la ñuy def rek ngir daal di saafara li nga xam ne loolu la ñuy laaj ñu déglu seeni délégué bi. Délégué du personnel de l'établissement DK2 Dakar banlieue man la ñu tànn tey moo yor kaddu liggéeykat yi fas yéene wax ak waa Sénégal tey li waral suñu daje. takk morso yu xonk yi ngeen di gis mooy dafa am lu ñuy mettitlu ci ki nga xam ne moo ñu yilif muy direction Sen'Eau wax ji li ko ëmb lenn rek la direction bu nga xam ne ñi ngi bëgg a waxtaan ak moom nañu ko daan defee waaye dafa mel ni ren fas yéenu ñu waxtaanal ñun nañu ko daan defee li xew lan la dañu déposé woon mémorandum bi Sen'Eau di waaj a yegsi nguur Sénégal ak fermier bi nga xam ne moo yegsi bees nañu nañ leen may ba ñu toog ñu waxtaan benn at waxuñu ñaar waxuñu ren ñu ngi ci ñetteelu at ñu ne leen fala budda danañ ci wax rek direction bi li mu bëgg mooy orienté ñu ci enveloppe avancement du personnel bi daan am chaque année ren ñu ne ko ñun suñu base de discussion mooy mémorandum lii moo waral coow muy lu légitime la ñu nekk ay délégué responsable boobu ba léegi ñi ngi ànd ci ñoom ci njëkk ak teraanga di waxtaan suñu daje bu mujj hôtel Days et Suites bi nekk Dakar lan la ñu DRH di wax ñun li ñuy laaj comme augmentation sut na ko moom mi nga xam ne moo représenté direction générale. mi ngoog mu nekk ki nga xamante ne mooy délégué travailleur yi yëngu ci wàllum ndox mi ñu gën leen a xam ci Sen'Eau ginnaaw loolu la ñuy wax ci mbirum Adji Sarr ak Sonko mu mel ne askanu Sénégal nag kenn nangooti cee wax dara sax ñenn ñi la ñu gis nag mooy am na yeneen xibaar yoo xamante ne wala yeneen mbir yoo xamante ne ñoo gën a am njëriñ ko mbir bi ñu teewlu reportage bi nga xamante ne Ousmane Niang moo ko def. affaire Sonko ak Adji Sarr ba tey ku nekk mi ngi ci yëy di ci yàbbi ndax war nañ to continuer di ci wax ndegam dafa nekk ci kanam yoon borom kër gi gis ne dañ ko war a leeral fekk leerul ci gëti nit ñi danañ continuer di ci wax. affaire bi problème justice la c'est-à-dire aujourd'hui sénégalais yi ko si laajte doom lu mu lay wax parce que justice bi dafa autosaisir comme que autosaisir na léegi ñoom nañ dem jusqu'au bout le problème c'est que ñu ngi yéexal procès bi nañ si gaaw parce que même ki ñu nekkati tiiñal moom sa dafa ne dafa yàkkamti jugement bi am donc nañ dem ci jugement bi ndax au moins ñu libéré comment ça libéré sénégalais ci wax bi dafa yàgg quoi. dossier bi nag du ku nekk la jiteel ku ci mel ni sénégalais bi moom mu gis ne yoonam nekku ci am na leneen lu mu tal. le problème boobu. waaw bon ñoo xamante ne ñoo ko tal nañ ko lijjante mais man moom sama liggéey laa tal wax dëgg yàlla franchement di waaw problème Ousmane Sonko Adji Sarr moom wax dëgg yàlla moom taluma ko. beneen citoyen sénégalais moom mbir mi sax da ko dépassé mu jàpp ni ay manipulation moo ci am. amulul benn njëriñ mais Sonko day liggéey mu jox Adji Sarr bu ñàkk fayda ma ne Adji Sarr bu amul fula
kenn du ko manipuler nga dem ñoonam Macky Sall nag moom na jeexal histoire bii mu jeex ñun talal leneen ndax du fii di xeexaat de. ci diggante Ousmane Sonko nag ak Adji Sarr ndax viol am na am déet yàlla rek xam waaye nag ñu jàpp ne ñenn ci Sénégal yi ak ñu bari ñu ngi xaar procès bi ngir mu am ba nga xam ne dëgg ji dana feeñ ba ñëpp teg ci seen bët. ginnaaw crise mbas mi di Covid-19 àdduna bi sonnoon ci lool nag beneen crise bu ngi nar a amaat ginnaaw bi nga xamante ne guerre bi amaat diggante Ukraine ak Russie nag buñ ci defuloo saafara naka noonu tax nag ñii di sénégalais yi nag ñu ngi woo le président Macky Sall mu teel a jël ay matuwaayam laata rek ñuy dundu métti yi nga xamante ne dundoon nañ ko ci Covid-19 ñu teelu reportage Souleymane Soxna. ginnaaw bu ñu amee leen ndaje mu am solo ci samedi bi ñu weesu ñii di waa FMI xamal nañ ne ñu nga jëm ci benn crise économique bu am solo waaye crise boobu nag li ko waral mooy guerre bi nga xamante ni jamono ji mi ngi am ci diggante Ukraine ak Russie ci loolu nag Sénégalais yi nag ñu ngi woo nguur gi mu saytuwaat nu muy def bu baax a baax ci guerre boobu la fexe sauver économie bu Sénégal. te duñ ko gisee moom jafe-jafe lay doon quoi ndax boo xoolee Russie ak Ukraine lépp ay africains yoo fa nekk. le fait que moom genre guerre yi nii day impacté fépp quoi bu ñu mënee booloo xam nga waxtaan bu ko defee gars yi baissé armes yi loolu njëriñu askan bi yëpp la quoi sinon day dina sonal ñëpp te loolu gënul quoi man noonu laa ko gisee. affaire yi de nu mu tegloo sax moo garaaw parce que boo jógee ci Covid bi nar a dugg ci yeneen guerre Covid bi nu mu fi def ñëpp gis nañu ko duggoon nañu ci ndóol bi nga xam ne borom kër yi toog nañu toog bu yàgg liggéeyuñu. ñenn ci askan wi ginnaaw bu ñu jotee information yooyu le ñu ngi ñaax ndaw ñi ngir ñu xoolaat bu baax a baax ngir ñu jël ay matuwaay ndaw bu ci nekk gëm sa bopp xam ne guerre boobu le waroon la fa dem nga fexe seet na ngay réaliser sa ëllëg. jeunes yi xam naa ne du Ukraine moo leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy dañoo foog ne bu ñu demee extérieur dinañu mën a dund foofu dund nii rafet am tamit lu ñuy sutural seen bopp sutural seen waajur yi moo tax man dama leen di naan nañu gëm seen bopp gëm Sénégal. gëm seen bopp gëm Sénégal xam ne fii Sénégal mun nañu fi nekk liggéey fi njëriñoo fi kon nañ fi toog am culture entrepreneuriat bu toog di xaar ci état da ngay yëngu ci leneen ak leneen yàlla baax na nañu bàyyi nag lu xew rek ni naan basa wala basab lii pour ñoom benn porte ouverte la rek pour ñoom ñu dugg rek nga la réussir loo ko ci foog du Ukraine moo leen tax a jóg ci loolu nag askan wi ñoo ngi lancé benn appel nguur gi ngir mu xam nu muy jëlee ay matuwaayam ci guerre boobu te bañ a bokk ci guerre bi mu jéem a fexe indi ndaw ñi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi foofule ci ñaari dëkk yooyu. parce que tamit comme ñaari dëkk yu am doole la suñu am nañ doole sax mais suñu doole taxawul demee noonu mu jéem a xool tamit intérêt réew mi nu muy demee quoi ba pare avant tout ça balaa mu si jël benn kii xam nga daa mu jël benn parole quoi ñu xool intérêt réew ba pare jàppale tamit jeunes yi. ñu nekk foofu noonu nga xam ne ñoo xam ne parce que des fois da ngay seetaan télé dañuy gis ñoo xam ne ñu ngi foofu ba léegi mënutu ñu ñibbi seen dëkk xam nga mënuñu ñëw fii te seen famille ñu ngi fii jaaxle xam nga ñoo tamit war na leen jàppale avant tout ça tam ñu jéem a récupérer xool li ngay récupérer ba pare mën leen kii quoi bu ñëw pour seen xelu famille dal quoi. ginnaaw bi nga xamante ne génn nañ ci crise économique bi nga xamante ni Covid-19 moo ko waraloon adduna bi ñu ngi war a jëmaat beneen crise économique bi nga xamante ni guerre bu am jamono ji ci diggante Russie ak Ukraine moo koy waral waaye nag askan wi ñoo ngi ñaax nguur gi ngir mu xam ndaxawaayam ci guerre boobu la fexe sauver économie bu Sénégal. jërëjëf Souleymane Soxna mu nekk sujet bu am important waaye tamit di ñaan rek jamono ji nga xamante ne Ukraine ak Russie ñu ngi jàppante yàlla def fa saafara rek ba kenn ku ne delluwaate ca la nga nekkoon ci noonu dañuy wax rek benn at ginnaaw bi nga xamante ne Papa Thione Seck génn na àdduna tey jii naka lañ koy fàttaliku fii ci Sénégal ak ci àdduna bi buñ ci jaarale ak ay woyam yi nga xamante ne jàng na ci wàllum diine jàng na ci wàllum aada waaye tamit yéen a ndaw yi ak mag ñi képp koo xam ne déglu nga ko rek di nga am loo xamante ne rek di nga ko mun a jàngale ñu koy ñaanal suñu borom fa mu nekk gënal ko fa mu jógee beneen xibaar bu tiis bi dal niki démb ci waa groupe Futurs Médias ginnaaw génnum àdduna El Hadji Ndaté moom niki démb ca hôpital Nabi Choucair naka noonu sax ci ngoon ki lañ ko jébal boromam foofee ca Pire waa TFA jaarale ko sama kàddu di ko njaal presse sénégalaise waaye tamit di ko jaal njabootam ji nga xamante ne jamono ji tiis moo nekk seen kaw. ñu wax ci leneen tontu ni ñu gën a xam ci natt nag fii ci Sénégal ñu gis ñu bëri ci jigéen yi góor ñi sax gis nañ ne léegi dañuy bokk natt boo xamante ne rek ay groupe association ñoo koy boole ngir rek dajale seen xaalis am kenn ku teggi li ni mel nag gis nañ ñu bëri ñoo xamante ne dañ ci am lu bëri waaye nag yenn saay dañ ciy jànkonteel ay jafe-jafe reportage Elisabeth Tine.
ñu koy woowee tontine ci nasaraan nat ci olof nekk na loo xamante ne day jàppale ñu bëri ci askan bi pour ñu mun a faj seen soxla lu bëri tontine boobu noonu wala nat ñu ngi koy woowee sax banque à l'africaine. tontine la plupart du temps ñu bëri ñu koy def c'est parce que pour ñu mën a am xaalis denc xaalis de côté wala pour faire day am par exemple ay soxla yu ñu di la bett nga ñëw ci à partir de natt yooyu ngay mën a jël pour mën ci faj say soxla comme par exemple ñu yëgal la xew wala dara léegi yow soo nattul doo ci génn parce que tout le temps mënoo toog di xaar sa yaay wala sa papa di la defar yenn yi tout le temps natt bi parfois di indi ay jafe-jafe yu bëri ay risques yu bëri surtout somme bi bu bëriwee looloo tax nag nga taamu yóbbu ko banque wala nga dem légaliser ko police moo gën a mun na indi sécurité wala assurance. tontine nag lu baax la waaye nag yenn saay mun nga ci jànkonteel ay jafe-jafe surtout nag bu fekkente ne xaalis bi nga yor mu ngi diggante 2 millions jàpp 3 millions te suñu koppar ngir kaaraange bu wóor te dëgër wala sax assurance li gën rek te gën a wóor mooy nga daal di wutali ca police dem légaliser ko wala sax nga fexe ba police xàmmee bile tontine boo ci noppee nag nga daal di dem ca banque ba ngir mën faa denc xaalis bi. lu ñuy woowee natt boobu noonu nekk na pratique bu yàgg bu ñu yàgg def ci Afrique. yàgg def Dakar seetlu nañ ci Dakar ci diggante ay xarit ay collègues de bureau wala ay camarades d'école tontine bi natt bi nekk loo xamante ne amal na leen njëriñ di leen fajal seeni soxla. jërëjëf Elisabeth Tine ñu wax ci wàllum xibaaru bitim réew dooree ko ca Mali ak journaliste bi di Olivier Dubois moom nag niki démb ginnaaw bañ ko téelu yàgg ci ay loxo ñoo xamante ne rek xamuñu leen génn na démb ci ab vidéo di xamle rek ne moom dañ ko téye buñ sukkandikoo ci xibaar yi duppee ci yenn information yi ba Mali ba tey la ñuy desandi ginnaaw benn ndaw boo xamante ne rek appel la dafa yoroon appel nag dañ ko daal di kidnappé ci ay soldats nag ñoo ko kidnappé nee na nit ku ñuul la ak ku xees ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñoo koy poser ay question mu wax ci wàllum mbirum terrorisme ca Ukraine la ñuy dem ak guerre ba fa am fukki nit ak ñaar ñoo fa ñàkk seen bakkan niki démb ci bombardement bi nga xam ne am na foofu ñu leeral ak àll ca Olivier Dubois nekk ab journaliste bu ñu jàppoon otage nag feeñ na di def benn vidéo bu njëkk ginnaaw bi ñu ko jàppee vidéo bi nag mi ngi toll ci 1 minute waaye fu ñu ko defee ak date bi nag nekk na lu leen ump correspondant Libération bu Mali nag ñu jàppoon ko otage ci lu toll ak fukki weer ak benn moo ngi jaajëfal ñi nga xamante ne doon nañ ko taxawu di ngir moo am liberté waaye tamit di ñaxtu di artu tamit gouvernement français ngir mu jàppale ko def ay effort bu ñu fàttali ko collaborateur bu quotidien Libération bi nag jàppoon nañ ko ci weeru avril 2021 waaye nag ñi ngi ñoo xamal ne fu vidéo bi jóge ba tey nekk na lu leen ump kon nag bu ñu sukkandikoo ci bureau Déborah Alhawi Al-Masri nag nekk fële ca Bamako capitale du Mali temps bi nag nekk na lu mel ni dañ ko arrêté minutes yu mel ni ay waxtu yu tamit mel ni ay bis ndax métti goo xamante ni def na ko ci néegandi bu ñu néegandiku seen confrère boobu ñu gisul ci ay weer ba tey ñi ngi ñuy xamal ne tamit jàppoon na confiance ngir am jortu lu rafet ci ab retouram ndax bi mu dem mi ngi ñuy wax ba ci lekk yi nga xamante ne war nañ ko préparer ngir bu ñibbisee waaye tamit lan moo xew moo nekk jàngat bi nga xamante ne ak laaj bi ñëpp ñu ngi koy amal te jotuñu ci ab tontu ay jumtuwaay yu mel ni du jëm ci wàllum noteel ab siège ab câble bu courant mel ni nag lu ñu wone ab noteel ginnaaw bi ñu jàppee éleveur bële ci réewum Mali nag ñi ngi ñuy xamal ne moom tamit ba tey kenn gusu ko te ñi ko jàpp ñi ngi nemmiku na ci am na ci nit ku weex ak tamit ku ñuul waaye tamit am na keneen ku la ñetteel koo xamante ne moom mooy tekki kàllaama yi ci ab laaj buñ koy def maanaam ñu koy laaj men dañ ko joxoñ baramu tuuma fan la terroriste yi nekk bu ñu sukkandikoo ci information Monde Afrique nag ñi ngi ñuy xamal ne opération militaire bi am na ñu koy amal jóge fële ci Russe ñu gën leen a xam ci Wagner ñi ngi xool lan moo sox mbir moom ba tey ay bombardement yu dul jeex fële ca Ukraine diggante Russie ak Ukraine ñi ngi ñuy xamal nag am na bombardement boo xam ne mi ñu ko ci altine ji dëppoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru mars am ñàkk bakkan gu ci sosu waaye tamit fukki nit ak ñaar gaañu nañ ci bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo leen doon wallu nekk ay ukrainien ginnaaw loolu nag ñi ngi ñuy xamal ne ab waxtaan dina ci juddu boo xam te ñi ngi koy defal ci vision conférence diggante Russie ak Ukraine dinañ ko amal ci altine bi tey ci loolu ñi ngi ñuy xamal ne bilan bi nag nekk na li nga xamante ne day yokk ginnaaw junni ak ñetti téeméeri doomu aadama yu ñàkk
ñàkk seen bakkan fële ca Ukraine Moscou nag am ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan nekk fële ca Russe waaye tamit ñi nga ñu xamal ne bilan bu ñu joxe woon li toll ko 2 junni jàpp 4 junni nag bu ñu sukkandikoo ci jàngatu ONU nekk na bilan boo xamante ne ni amul benn yoon ay fausse information la. jërëjëf Alla Thiam ñu àddu wax ci tàggat yaram Duc Dakar Université Club moom mi ngi war a jàkkaarloo moom ak AS Salé ngir rek mën a qualifier ñaareelu pàcc bi Génération Foot nag moom moo njëkk ci wàllum coupe mi saison bi leeral yi ak Momad Seck. xabaaru tàggat yaram yi dañu koy doore nag ak li nga xamante ni mooy Ligue 1 ak Ligue 2 bu Sénégal la ñi nga xamante ni jeexal nañ nag pàcc gu njëkk gi muy wërngël bi résultat yi nag nii la demee Mbour Petite Côte Génération Foot moom moo ko dóor 4 bal ci benn Tëngéej FC ak AS Pikine ku ne am benn bal Dakar Sacré-Cœur ak Linguère kenn dugalalul sa morom dara US Gorée moom nag dafa daanu ci kanamu Jàmbaar bu Saly 2 bal ci dara Njambour moom tam dara demul dara dikkul ci digganteem ak équipe bi nga xamante mooy AS Douane ku ne am benn bal Guédiawaye FC moom Casa Sport moo ko fekk ji dóor ko 2 bal ci dara kon nag équipe bi di Seneps ak Jaraaf ñoom ñooy laale ci altine tey ji bu ñu xoolee tamit li nga xamante moom moo di classement bi ci équipe boobu wala sax si li nga xamante moo di championnat boobu Génération Foot moom ak Casa Sport ñoom ñoo nekk ci kaw bopp classement bi ku nekk nag am 20 poñ ak ñett Guédiawaye moom moo nekk ci ñetteelu place bi bu ñu xoolee nag ci suufu tableau bi Seneps Excellence moom moo fa nekk ak Njàmbur bu Louga résultat yi nga xamante ni am nañ ko nag ci championnat bi nga xamante moom moo di Ligue 2 bi Demba Diop FC moom moo dóor Renaissance bal ci benn Thiès FC moom ak Jamono Fatick ku ne am ñaari Tali ak Walidane ku nekk amul dara US Wakam ak Kër Madior ku ne am benn bal Sonacos lapp yu métti Amitié FC 2 bal ci benn Stade Mbour ak Duc 2 bal ci benn US Sport dafa daanu ci kanam équipe bi nga xamante ni moom moo di Oslo mi doog am victoire nag à l'extérieur bu ñu xoolee tamit classement bi nga xamante ni moom moo nekk ci ligue bi nga xam ne mooy Ligue 2 boobee Walidane moom moo jiitu kon ci pàcc gu njëkk gi am 20 poñ ak juróom benn Stade Mbour am tamit li ñu mel si poñ nekk ñaareelu place ci suufu tableau bi nag Duc ak équipe bi di Amitié FC ñoom ñoo fa nekk xibaar yi ñu wéyal ko tam ci wàllum Basket Africa League juróomeelu bëccëg bi daañu ko amal tey ji équipe bi di Duc nag war a tase ak ASC Salé bu Maroc mu nekk match bu métti Duc nag xam ngeen ne équipe bi nga xamante ni nag moom moo di Monastir moom moo ko dóoroon nag juróom-ñaar fukki poñ ak ñeent Duc am juróom-benn fukki poñ ak ñeent mu nekkoon défaite boo xamante ni kii di entraîneur bi mu ngi koy naqarlu bu baax a baax nee na nag dina nag def tout ngir nag équipe bi di Duc gagné match bi su ko defee ñu am yaakaar ci pàcc gu mujj gi. Il y avait un problème de fraîcheur physique parce qu'il faut comprendre quand même nos joueurs phares qui ont beaucoup joué, il y avait pas de problème, il y avait un problème de récupération et je ne voulais pas prendre le risque quand même de le faire jouer, d'élever le rythme surtout à certain niveau pour avoir des blessures. kon nag Dakar Université Club mu ngi noonu match bu am solo di koy xaarandi tey digganteem ak ASC Salé bu Maroc ca Dakar Arena mu nekk match bu métti Sénégal yi nag bu ñu gagné daañu nag am yaakaar ngir nag bokk ci ñeenti équipe yu gën a xarañ ci compétition bi. jërëjëf Momad Seck mbokk yi lii moo gënoon fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen joxoo dig daje ba suba incha allah fii ci Time for Africa.